alors Imam ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na lool ñu daal di dugg ci beneen ponk soxal li nga xam te ni moo soxal wàllum homosexualité au Sénégal wala wàllum góor jigéen fan yi ñu génn gis nañ coow li nga xam te ni juddu na fi ba waa Jamra porté plainte ba ñu jàpp ci ñaar ñoo xam te ni ay waykat lañu tey jii sax suma juumul moom la ñu waroon a leen a àtte. loolu laa gis ci waaw voilà mu ngi noonu alors Imam wàllum góor jigéen fii ci Sénégal moom nan nga ko jàngatee. li ma ko jàngatee mooy agenda mondial la Sénégal du ci mucc. réew mu nekk da nga ca am la nga ca sàggane ak la nga ca bëgg rek nga ciy am benn genre sàkketu bonbon yooyu la quoi. agenda mondial la loolu moom ku documenté wu tuuti gis ko boo tàppee léegi sa Google nii. di nga gis ne ba ci ONU ñu ngi artu réew yi nga xam ne daganul ñu li ñu tuddee droit des LGBT tuddee ko droits humains. dégg nga tuddee ko lutte contre la discrimination de genre. donc c'est un agenda mondial institution internationale yëpp tey. seen agenda la kon loolu moom ku xamagul loolu moom vraiment na nga xam ni say mbir na nga ko seetaat quoi. lu bëri dana la bett. donc Sénégal nag dañu mel noonu bëgguñu xam dara ñoom lu ñëw bett leen mais ñi gëstu affaire yi xam nañ ko même boo xoolee bu yàggul di nga gis ne président États-Unis mi ngi doon wax ni bépp ku bees ki. bépp dëkk boo xam ne léegi Joe Biden. bépp dëkk boo xam ne léegi bépp état boo xam ne léegi doo jox ñooñu seen àq ak yelleef ñoom li ñu tuddee àq ak yelleef et cetera. États-Unis dina xoolaat est-ce que dina la jàppale. et cetera nga xam ni kon c'est un agenda mondial d'abord mondial parce que ONU ak institution internationale loolu laa tuddee mondial ba pare nag léegi géopolitique mooy am état yoo xam ne nag ñoom dañ ko bëgg daganal ko ba pare nag bëgg ko imposer état yi. alors muy ñaari agenda yu doy waar. yoo xam ni effectivement Sénégal mënul mucc ci loolu léegi nag Sénégal lu mu ciy am rek mooy li mu taxaw. bañal ko boppam ak moyens yi mu koy bañee wala li mu nangu. d'accord mais fii ci Sénégal dafa am sax ay kuréel yoo xam te nii bokk na ci ay sàmm jikko yi gis nañ leen ñu génn di manifester wu ngir ñu criminaliser lépp lu jëm ci wàllum homosexualité au Sénégal mais jusqu'à présent problème bi mu ngi fii ci Sénégal mën a gut a dem lan moo waral loolu Imam. waaw parce que pour man ñaar mën na ko expliquer benn bi mooy que ni ci loi bi am na quand même ci code pénal bi luy réprimer acte contre nature. même am na ñoo xam ni dañu naan acte contre nature leerul mais pour man leer na parce que acte contre nature budul loolu lan la mën a doon parce que bañ doon def code pénal di wax acte contre nature boobu temps li ñu waxoon mooy sëy bu dagan mooy diggante góor ak jigéen moo nekk dans tout notre arsenal du code de la famille et cetera. kon temps boobu bu ñuy wax acte contre nature rek loolu lañ ci jublu woon. mooy leneen loo xam ne du loolu. te kon mooy jëflante góor ak góor jigéen ak jigéen wala sax zoophilie jigéen ak góor ak mala ak yu mel noonu. donc vraiment côté boobu mais seulement peut-être. comme danger bi léegi dafa gën a graaw ni ñu waxee léegi ne ñu baral loi d'urgence bi ci affaire terrorisme bi parce que d'abord benn bi état bi ragal na ay terroristes entre guillemets jihadistes et cetera ak tamit li ñu tuddee terrorisme intérieur bi un peu mooy comme li xewoon 3 mars état bi ragal na loolu amaat parce que loolu su amee day affaiblir état bi. donc moo tax ñu def loolu kon ci question homosexualité bi tamit. ñi koy xeex. ñoom tam am nañ droit nañ yéegal niveau bi. ngeen baal ma waxin bi daal ne fii tam nañ ko gën a corser. criminaliser ko bañ ko bàyyi rek ci mu nekk un délit simple acte contre nature kon maintenant état bi fi nekk. président Macky Sall man li ma gis mooy moom li ma yaakaar mooy que moom dafa jàpp ne agenda mondial bi Sénégal mënu ci dara moom lan la gëm xaw ma ko mais dafa jàpp ne Sénégal mënu ci dara et que waruñ def dara luy tax état yi am doole mere Sénégal ci wàll bi. kon dafa ragal a criminaliser su ma la déggee kon. voilà waaw gisoo Obama lu mu ko waxoon on n'est pas encore prêt. Trudeau tamit premier ministre Canada mu ne ko non gis na mi ngi noonu. donc pour man loolu la jàpp pour man en tout cas ne serait-ce que pour des raisons géopolitiques waxuma pour des raisons morales ak moom lu mu ci gëm. moom loolu la jàpp ku nekk nag sa tempérament ak boo yoree état yaay xool li nga jàpp ne. mën na yàqal sa état ñoom dañu jàpp ne relation internationale yi ak Sénégal tolluwaayam ak ndimbal bi mu soxla ak yu mel noonu ñoom dañu jàpp peut-être ne question bi dafa sensible ci monde bi ba nga xam ni suñ ko taralee loolu day tax ñu boddi ñu nangam loolu benn gisin la. jullit moom xam nga du gisee noonu donc jullit bi nga xam ne moom dafa jàpp ne wërsëg yàlla ko yor nangam ak nangam la preuve suñu pétrole la ñuy feeñ pétrole yi franc-maçon yi joxuñu ko. LGBT joxuñu ko et cetera. maa ngi koy wax benn xale keroog mu ne imam ñun dinañ jaaxle xale yi parce que nee nañ léegi ku duggul LGBT wala ne ko franc-maçon doo am dara man leen du ngeen gëm yàlla LGBT ñooñu jox pétrole bi ñooñu jox suuf si ñu am ñooñu jox jant bi ñooñu jox ngelaw gi ak suñu énergie yi ñu am
ragal leen yàlla. kon amoo yaakaar ñu criminaliser viol fii Sénégal su ma la déggee amoo yaakaar ñu criminaliser viol gouvernement bi moom il est pour quoi. ah gouvernement il est pour le statu quo. waaw damay mandu ci ñoom nag parce que su fekkoon ils sont contre kon tamit nañ jéem a seet nañ koy dindee mais je trouve qu'ils sont pour le statu quo pour des raisons géopolitiques ils ont peur de certaines choses kooku moom c'est clair. Deuxième chose bi mooy li lay wan loolu encore mooy xoola dañuy teg ay stratégie yoo xam ne dañ fiy bàyyi code pénal bi li mu wax parce que loolu suñ ko laalee nag dina metti trop ci ñoom. parce que loolu même kilifa diine yëpp nag dañuy jóg nag carrément te boobaa nag du ligne boobu nag bëgguñ ko franchir parce que xam nañ aspect boobu. beneen bi mooy dañu teg nag ay stratégie xoolal pour contourner tar bi nga xam ni loi boobu tar na ko code pénal bi doonte woon sax tarul boobu tar mais xoolal li xew keroog UNESCO séminaire boobu. ministre de l'éducation nationale. bu yaakaar ne ay xale lay waxal na dem toog foofu naan ataaya. loolu mu yaakaar ni daf ko bett ak wala daf ko rëcc ak kii noonu. planification la. mooy li amoon keroog UNESCO pour éducation. non loolu sax après d'accord waaw. li gën a graaw du loolu. loolu benn dissertation bu benn professeur joxe mais même loolu sax am na lu ci xaw a doy waar. waaw parce que professeur boobu man je trouve que bu fekkoon dafa bëgg man dama bëgg liberté ba nga xam ni ak bëggu ñuy heurter nit ñi seen xalaat ak yooyu mais par exemple professeur boobu ni mu ko layeelee am na quelque chose lu faux tuuti ci biir parce que su fekkoon rek dafa bëggoon rek ñu discuter question boobu sur le plan philosophique littérature et cetera kon du ko posé ci ni mu ko posé. parce que mais dafa fuite nee na fuite la quoi la joxe fuite moom moo am nee na fuite moom moo am. que bëggut ko noonu envoyé lu ñu préparé loon lu yàgg teg ko programmé ko mais bi muy envoyé fichier yi la boobu rëccaale duggaale ci. ah bon loolu la wax. waaw loolu la wax loolu la joxoon explication. ah bon waaw loolu rëcc ñëpp. waaw loolu c'est pas plausible. parce que loolu dafay jaar ci ay kii. waaw du benn nit xoolal du yow rek yaay ñëw tirer benn épreuve d'examen. dem joxe ko classe. ñu bëri lire nañ ko doog ko. dafa am fu mu war a jaar quoi non pour man loolu. mooy examen blanc la woon pour man loolu mooy waxin bu. par rapport ak ministre de l'éducation nga ne. mais ministre de l'éducation séminaire nga xam ne dañ koy préparer au moins 6 mois avant lu day ni UNESCO. dégg nga indi seen benn consultant international. boole ci biir point yi éducation sexuelle complète boo nee complète kay c'est que am na lu ko incomplet woon lan nga bëgg a compléter. ok ba affaire boobu feeñ na nga ne non man yëguma woon sax ni question boobu dañ koy dugal consultant international boobu moom xam na lu ko indi te tam après man lire naa document yi carrément ñoom daam ba jógee bi ñu génnee document man lire naa ko. nga xam ni kon loolu tamit contournement la c'est-à-dire loi bi na fi nekk mais du am substance ñoom loolu lañ bëgg a def en tout cas gouvernement bi fi nekk. à côté du gouvernement ñeneen institutions yi nga xam ne tam dañ fi nekk bëgg a doole lool yéen a ngi fàttaliku Oxfam génne benn email. wax ñi liggéey yëpp nañu jàppale waa LGBT ba ñu am kilifteef. am ndombo tànk yu am solo ci biir Oxfam mais. te Sénégal sax kuréel yi si am ay récépissé bëri na lool. waaw mais Oxfam dañu war a wax rek ku mérité rek ñu jox la. lu tax ñuy ciblé ku nekk LGBT. kon léegi daal il faut nga ne LGBT daal pour mën a nekk chef culture fu ñu jëm ko am na tam ay kuréel yu ñuy wax loolu donte woon foofu tamit dama ciy mandu man gisuma Sénégal benn kuréel boo xam ne da nga ñëw ne kuréelu LGBT la déedéet seulement dañ koy contourner dañuy def ay astuces c'est-à-dire que dañuy ñëw par exemple ne association de soutien par exemple pour le sida xam nga sida ñu bëri ñu koy am dañuy jëf ci yu mel noonu. léegi nag boo jaaree foofu su ko defee ñooñu dañuy bëri ci sa association. parce que dañ ciy soxla faju ak ay naan ba naan kon loolu la mais pour nga dem nii tey ministère de l'intérieur nga ñëw ne man association LGBT la ñu jox la récépissé non loolu d'ailleurs Aliou Ndiaye ba mu ko waxee tamit d'accord naa ci ak moom. mais effectivement ñee tam li ñu wax ay Samba Djiko ak ñeneen. li ñu wax tam loolu la mooy que ni d'accord mais dañ koy mbubboo ba pare nag di def loo xam ni dafay dëgëral loolu quoi. d'accord alors jëfin gi bu ñu demee ba ay doomi sénégalais ñi nga xam te ni mën naa tudd seen tur Amady Badiane ak ki nga xam te ni moom mooy Ameth Thiou di woy ci Wally Seck ñu doon fecc bay fóonante si seen concert lu ni mel mënees nañ ko rafetlu ci réew mi Sénégal. déedéet mënuñ ko rafetlu. lan mooy sa position par rapport à ça mënuñ ko rafetlu dama koy ñaawlu trop yow nga xam nga loolu ñaawlu naa ko ba def ma fi citation directe. Wally Seck dégg nga. après ñoo génnewaat seen mbir ñoo xam mais mënuñ ko rafetlu fii te réew mu nekk am na lu ñu rafetlu gis nga même bu ñuy wax ni États-Unis yëpp nii mais gis nga gars yi foog ni libertinage bi noonu la. déedéet am na yoo xam ni dañ koy def nii rek mais gis nga am na loo xam ni en public soo ko fa defee loi fekk la ci et cetera donte woon sax loi yooyu ñu ngi koy soppi léegi ndax justement LGBT léegi dañu am doole. foofu ba nga xam ne ñu ngi soppi yooyu mais Amérique puritanisme dafa amoon doole ba fiñ toll nii. am na fa doole man maa ngi fàttaliku bu yàggul gis nga waykat boobu nu mu tudd encore damay fàtte turam
am na rakkam bu jigéen bu mu doon way ak benn waay ñuy fecc nii. après waa ji bif yére bi am lu feeñ ci moom ci dënnam en tant que jigéen ñi loolu rek moo feeñ. mais daf cee bëri ay problème dafa mujj génn ay jooy la excusé woo ma laaj sama benn waay mu ne ma xanaa yow xamoo États-Unis mu ne ma non lii mën nga ko def ci ay vidéo ci baar yeeg yooyu. mu ne mais en public nii. ñemewoo ko def nga xam ne réew bu nekk am na loo xam ne. dañ ko fa ñaawlu kon ñoom loolu ñu def ñaari xale yu góor defante loolu dégg naa ci presse léegi ñu naan non dañ doon toppandoo xamal nag même bu dee toppandoo la. da ngay xam sa réew xam loo sañee toppandoo ci réew mi ak loo xam ne boo duggee sa ruq néeg toppandoo ko fa sa affaire la ak li nga xam ne affaire publique kooku nag nga xam ne mooy Wally Seck nag moom man la ma ko waxoon la ma ca waxoon laa ci waxaat ba tey rek mooy ba mu jëlee saag ba ñu wax mu ne maa ngi jéggalu papa yi génn daal ne mi ngi ci bàmmeelam yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana xale la ma ne bon xale bu am 37 ans bon d'accord kon sénégalais yi xam nga infantilisation sénégalais waa xale la et cetera après couleur yooyu bu mu génnee gay pride ba ñi ko doon félicité itam xam nañ ñan la musul leen a weddi man ci li ma gis ne leen man loolu dama ko defal rek sama kiiwu bopp la mais def ma ko pour jàppale leen ñooñu defal ko ay félicitations weddi ko ñi itam ci mois bi mois des fiertés entre guillemets mois de juin mooy mois wu ñooñu àdduna bi yëpp ci loolu lañ nekk pour man dafa mel ne am na loo xam ne daal foog ñu feeñal dara daal pour wane lu mel noonu mais je pense que daal ñi ko jege bëggal ko lu baax war nañ ko gën a sensibiliser ne ko loolu warul jàll Sénégal bëgguñ mu jàll Sénégal et que su fekkee daf ko bëgg a jàllale loolu laa wax su fekkee daf ko bëgg a jàllale du mujjee fu baax d'accord rawatina jullit la lii àndul ak l'islam kon tam ñi nga xam ne yilif nañ ko ci diine war nañ gën a wax ak moom